Toute la gloire soit rendue à Dieu qui a créé le ciel et la terre. yaa ngi sa biir émission cant ak ndam ci ndorteel émission bi dañaa bëgg rek firi lu tax ñu tuddee émission bi cant ak ndam cant ak ndam lan lañ ci jublu moo tax ñu ne émission bi cant ak ndam lu la tudd kon concept boobu tey ci la nekk tey pour jéem a fësal expliquer li tax ñu mën a déggante ci kàddu parce que nit lépp looy def suuba ngoor laaj na que ñu lay topp wala ñu lay suivre mën a am ci lu ñu mën a basé wu ndax mën laa topp ndax mën la bàyyi xel ci li ngay def kon cant ak ndam bu ñu ko déggee ci tubaab mu ngi tekki gloire et louange gloire et louange ñu yëg ni ci mot boobu que am na ci ko yelloo am na ki tax ñu ne diw yelloo na cant ak ndam ñu gis ni que lépp loo xam ne dafay yëkkati nit di ko màggal di tax ñu mun ko naw ndax ay jëfinam moo ko wane ay doxinam wala nekkinam wala waxinam ñu gis que kii de dafa yelloo cant ak ndam waaye saa bu ñu xoolee ci nit yéemu ci jëf yi muy def ak lépp lu muy doxal soo ba jant soo dañuy gis ni que am na doole ji ko ngemb te doole ji ko ngemb du kenn ku dul yàlla kase ndax li yëngu ka ko yëngal ak doole kon yàlla ci boppam moom moo yelloo cant ak ndam kon yàlla bi nga xam ne moo yelloo cant ak ndam kooku tey la ñuy fësal ndegem yàlla moo njëkk a fësal boppam ci ni mu sàkkee asamaan suuf géej ak lépp li ko ëmb ñoo xam ne dëgg-dëgg ki ko sàkk artiste la ki ko sàkk dëgg-dëgg màgg na màggaay joo xam ne amul lu ko mën a def ci àdduna waaye yàlla tamit ak ngi feeñal boppam ci ay mbindeefam rawatina ci nit ndax bu kàddu yàlla ne faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image veut dire le pouvoir que Dieu a, cet esprit de dominer sur toute chose qu'il a créée. Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Et que bu ñu wax ressemblance te kiw ni que ay ñu nag yàlla ñu ñoo niroo kanam parce que Dieu aime et l'homme aussi sait aimer. Dieu sait tout ce qui est beau et noble, tout ce qui est sage, l'homme aussi sait cela. kon lépp loo xam ne yàlla mu ngi ci moom comme ay sentiment li tax dara boo ko xoolee mu di ko bëgg dafa fekk yàlla moo ko njëkk a xam kon ressemblance boobu loolu lay firi ba tax ci biir émission cant ak ndam nit lay topp ci jëfinam di wax ni que yàlla sàkkul nit ku bon koo mënte gis ci àdduna rek am na li baax ci moom loo xam ne buñ ko fësalee ñu xam ne que nit neen amul ci ko suuf kon biir émission cant ak ndam dina topp nit ci lépp lu muy def moo xam ci lu muy yëngu ni métier la wala jàngam la wala xam-xam ji nga xam ne yor na ko te mu doon lu sell lu mun a defar société mun a delloo si nit yi fa yàlla cant ak ndam dina la seet si ndax mun a waxtaan ak yow parce que li ñu gëm te ci loolu la ñuy dox mooy si dans le mal Dieu ne pouvait pas sortir quelque chose de bien il ne laisserait jamais le mal exister mais tout le mal que Dieu permet il sait que dans ce mal il peut tirer quelque chose de bien kon loo gis ci àdduna rek am na lu baax li nga xam ne ak a yelloo cant ak ndam lépp ngir ndamalu yàlla kon ci biir gloire et louange dañuy gis tamit surtout ci biir jàngu bi ak diine yi nga xam ne nangu nañu yàlla kenn la saa bu ñuy màgg yàlla ñu gis que woy am na ci doole moo tax biir cant ak ndam chant religieux da ci am doole bu baax parce que woy dafay yeete rek mbaa mu ñëw aar ci loo xam ne mooy génne suñu nitiif ndax tey ci wàllu aar bi nga xam ne ci lu ñu nar a wax mu nekk wàllu musique gën ko xamee ci biir émission bi chant religieux damay ne musique wala aar bu demee ba mënatul aar nit nekkatul aar waaye ci tënk rek ñu gëm ni que bii cant ak ndam
daañu woo ay artistes ñu mën a développer li nga xam ne moo nekk seen texte beauté chant bi nga xam ne moom la ñu inspiré lu ñu def ba inspiré ko li lan moo la ci dugg parce que nit boo duggee ci dara am nga ci objectif te am nga ci vision kon cant ak ndam loolu yëpp da koy topp di topp tamit nit ci lépp loo xam ne mu ngi ci te jekkul ñu xool ñu koy dimbalee pour que dundam gën a jekk parce que tout le monde doit parvenir à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé loolu la kàddu yàlla wax kon dañuy gis ci biir émission cant ak ndam yenn saa yi dina laaj ñu créer ay waxtaan ay débat yoo xam ne sur des thèmes yi nga xam ne moo concerné suñu vie religieuse ak suñu vie sociale ak lépp li nga xam ne moo concerné nit en tant que tel parce que gëm nañu que nit su baaxee mooy société baax na nit su baaxee mooy àdduna si baax parce que nit ci boppam lépp loo gis ci àdduna muy dox rek dafa fekk nit moo ko doxal parce que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance c'est pour que nit mën a contrôler àdduna si kon cant ak ndam dina ubbi ay waxtaan cant ak ndam dina décortiquer lépp li nga xam ne nëbb woon ñu war ko mën a fësal ñu war ko mën a wane ndax doomu aadama yi mën ci tirer ay leçons parce que njëriñ ju ñu am rek mooy que Sénégal mën a avancer fi nga xam ne fa laay tënkee suma émission maanaam mooy cant ak ndam ci biir concept am gis nañ que wàllu ngëm bi suñu foi gën ci am doole parce que li ñu gëm mooy diine su mënul delloo nit fa yàlla su mënul defar nit ndax mu doon nit diine boobu gëm naa ni que jugewul fa yàlla parce que la religion son objectif c'est pour nous humaniser pour def ñu doon ay nit la loolu moo tax diine am solo ci kaw suuf ndax mën a dellu si ñun les vertus morales religieuses les vertus yi nga xam ne ça manifeste la gloire de Dieu sur nous parce que ce qui manifeste la gloire de Dieu sur nous mooy que ñu dem ba ñëpp mën a soppante mën a jàppalante ci baat bi nga xam ne ci la Yeesu Kirist wax li nga bëgg ñu la koy def del ko def sa morom kon yow mi am xel pour yeeteel yow mi am xel pour dimbali yow mi am xel pour jàngale na nga jàngale yow mi am xel pour wëy ndax nit yi mën a dellu si def ko sa liggéey tamit def ko ndaga lépp lu ñuy dund soo ba ngoon rek lépp war a fa dajaloo ndax ndamal yàlla ndegam yàlla rek ay yelloo cantal ndam yàlla rek ay yelloo cantal ndam jàll ko ci lépp lu mu sàkk ñu ngi gërëm vraiment tous les frères et sœurs yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel à travers cette émission li nga xam ne dañ doon rek ci ndar képp tënk li nga xam ne moo nekk concept émission bi ak ci luñ ci jublu mais du ñàkk ci émission yi di gën a ñëw dinañ gën a yaatal ci boppam cant ak ndam si ay facettes yu bari ak lépp li nga xam ne vraiment on voit que ça donne gloire à Dieu que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus amen.